di xaar nga am jomu taxaw ni je moo tax baatu subjective ba nit du ko xam trop parce que bu dee dof day defe ni kii day cherche pour muur baayam waaye ki bëgg benn bu sa wéyjur def nga def fukkam te muy sagam façon ba nga koy defe ba ngay subjective dof du ko dégg parce que tu veux un jour et devant tout le monde nga ni je moo tax muy jafe moo tax nag filiation am na lu ko ëpp doole mooy affiliation diwa ma jur diway sama ndey kenn gënu ma ndey way sama baay kenn gënu ma baay d'accord mais yaay kan waaw wallaay doo ko jële ci filiation paternelle ni filiation maternelle c'est une autre chose il faut que nga am famille d'accueil famille d'accueil bi mooy indi tariqa yi famille d'accueil bi mooy indi daayira yi waaw li nga mënul ci sa doom ki ko ci man bul ko xatal li nga mënul ci sa doom ki ko ci man bul ko xatal soxna Ndeye Kumba wax na ko léegi wax na dëgg franchement fii nit ñi dañu honnêtul damay gis projet bi fi ñoom Maxari amoon ci Daarul Murshid bi ñu bëggoon def ci université bi ba nga xam ni fu nit jógeeti ci àll bi di Moustarchid te amuloo famille bu la accueillir ñoom ñu accueillir la ci Daarul Murshid déjà projet bi ay étudiants sàcc nañ ko sàcc nañu projet bi déjà ba ñu ngi bind ay lettres ay personnalités pour ñu defal leen subvention pour ñu gaaw amal ko bëgg ko commencé ci Al Azhar ca Égypte pour wax la bërki démb laa ciy ree ci benn télévision mooy xool ca Côte d'Ivoire ñu daal dajale étudiants yi ci université yi di leen laaj ni Côte d'Ivoire mel ak ni mu tilimee ak ni mu mel lu ngeen ci xalaat ñu ni bu ñu xaarati état bi nañuy jël ay initiative yu personnelles pour di nettoyer sunu bopp ma ni lii nga xam ne Moustarchidine depuis ñaata ñoom ñu ngi cay soog a commencé wax bërki démb ah ma ngoog amul ruux du dem moo tax léeg-léeg nit wax ko sax waa Moustarchidine ñoom itam waa xanaa kuy def dara ba ñëpp roy la ca xanaa nga sàkki pexe mais ci lan lañ ñu roy mais ci lan lañ ñu roy mais tante taxul woon Moustarchidine judd ay lampe ak ventilateur taxul woon Moustarchidine judd loolu dañ koy def rek ndax jamono mais créer un Moustarchid tariqa bu mu mën doon ak ku mu mën doon may naa la fukk yoo indi ma taxawal kenn rajulun ka alf loolu mooy tax waxuñu ko pour tiitaru man ci xam nga man nit ñi comprendre yu ma mësuma wax mukk pour tiitaru mësuma wax mukk pour di ci xalaat dama ko talul sax mais tasniyatul asma bi musammayat wala tasniyatul musammayat bi asmaiha kooku it dafay jaadu lu na nga ni nangam la kooku dafay jaadu waaw loolu mooy tax
comme affiliation bi mënul ñàkk dafay laaj tey puisque xam nga dafa am lu ñoo tuddee somnolence pathologique mais am na it lu ñoo tuddee somnolence mystique parce que bu fekkee ni bu pathologique bi la ay sédatif rek ñu administré ko nit ki wala ñu anesthésier ko mais somnolence mystique foofu la wax bi ne parce que dafa am ñaar ñu ñu reproché ñaari pôle Occident dañu tudde borom diine yi ni ay intégriste lañ te jàpp ni intégriste yitteem yépp mooy def lu ñoo tuddee kidnapping intellectuel maanaam dañu wane ni maanaam borom diine yi dañuy fëkk xelu nit ba lu ñu bëgg nga gëm ko moo tax ku ci romb ay Moustarchid nga naan xoolal fanatique yi te fekk ne wallaay modesté tax waaye domaine boo dugg rek ñu nëbb la jant bi fii ci seen université du Ramadan ay professeurs yu ne ñëw nañu fi waaye ku def exposé bu nappi bu débat bi pare mu ne waaw yéen lu ngeen ñu doon doyee parce que li ngeen génne ci débat bi moo ëpp li génne ci exposé bi loolu waxin la kooku dafa dellu ci barke kilifa bi ñu tudd léegi ak leeru kilifa mu nampal la ne bu dee njàng bi rek ñépp a jàng loolu mooy tax donc kidnapping intellectuel boobu ñu wax ñu ñoo tuddee intégriste yi dañu leen reprocher ñoom Occident parce que ñoom dañu wax ni ñooy le monde civilisé ñoom loolu la ñu wax ni ci seen bopp ni ñooy le monde civilisé ñoom itam ñu leen bu fekkee ni ñun kidnapping intellectuel la ñuy def yéen li ngeen def mooy excès de fierté mal placé gis nga loolu mu ngi commencé ci Sénégal buñ ko arrêté wul dana tas réew mi excès de fierté surtout mal placé mu ngi gagné ci famille religieuse yi mu ngi gagné ci tariqa yi mu ngi gagné ci parti politique yi excès de fierté surtout mal placé waaw billaay doxul te itam ñoom ñuy wax kidnapping intellectuel mais lan moo gën a bon ci àdduna li ñoo tuddee révolte sponsorisée àdduna bi yépp léegi révolte la mais révolte yépp ay révolte sponsorisée la ku bëgg ñu dégg la rek wut mbooloo moo dugganteel ci façon bu la neex ñu ñëw yuuxul la ci mbedd yi génne ay xeer toj fépp pour yow ñu dégg la yow moo tax ba ci caricature yi xewoon les caricatures de Mahomet xam nga gis nga d'accord xëy na ku nekk ak sa tempérament parce que éducation du autorité tempérament la am na njaboot yu ma bindee lettre sax ci moment boobu dëkk bi yëpp a ngi génn waaw pour les caricatures du Mahomet daayira bi rek moo waxagul
ma ne ko xanaa tey nga koy soog a yëg am na loo xam ne ba mu tàmbalee du tey bi ci des mooy ñi doon mer dañoo xamul lu xew parce que li wolof di wax ni ku ñuy yërëm ngay wut lu téere gémmiñ mooy indi caricature yi xamu Europe dañu tiit xamoon nit dana tiit ba def loo xam ni yow nga defa ne def lay foye fekk tiitaange ga tax moo tax il faut faire attention wax naa ko góor gi bis ñu ciy waxtaan mu ree ndax xam ni réer ba foofu jàng ba yori diplôme yu ne fekk ko xam ni diineem tey mu ngi dajale plus de 2 milliards de personnes ci télévision bi ñu teg ko kii ci affaire caricature mu ne mais le pauvre Mahomet ma ne ko da nga tardé le pauvre Mahomet da nga tardé alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna loolu la leen rawee loolooy tax nag fokk li ñu tudde monde civilisé excès de fierté rek la waaw moo tax jarul nag ñun ñu ciy rey suñu bopp nañu xam suñu bopp rek waaw bu ko defee kon nag comme wut nañu ay ñoo xam ni kidnapping intellectuel la ñuy def ñoom it ñu féetewoo excès de fierté non mal placé ñun war nañu xam fu ñuy féete ñun voilà seulement wallaay ndeysaan ki war a arbitrer match bu mujjatul lu dul di nekk lanceur de balle kaana zamanu bikum kalban ndeysaan zamanu bikum kalban fa gaadarakum bisayfi wa dahru fiikum ashhurul xurumi wallaay ku ko dégg rek kenn mësul gis loolu waaw kaana zamanu bikum kalban fa gaadarakum bisayfi wa dahru fiikum ashhurul xurumi ndeysaan dafa yéeme ashhurul xurum mooy weer yi yàlla wax ni bu ñëwee nañu wéeri ngànnaay yi waa ki respecté loolu ba wéer ngànnaayam nag yow mi gëmul loolu te génn sa ngànnaay ki respecté li yàlla tëral ba wéer sa ngànnaay am ku ko respecté wul te jël ngànnaay yépp encerclé la waaye ñu bañ fàtte sécurité surhumaine bi waaw loolooy tax li ñoo tudd réalité bu extrémiste waaw te kat kooku ay tubaab ba ko waxal seen bopp parce que boobu dañ doon nekk di bëgg rey nit ñi les islamistes benn tubaab ni leen bu leen ñu rey parce que nit mën na bañ a nekk extrémiste waaye boo ko wëralee ak ay réalité extrémiste lu mu nekk ku modéré dina xëy nekk révolutionnaire ci sa kaw même bu ko bëggul waaw loolu mooy tax na kidnapping intellectuel du sunu alal excès de fierté mal placé du sunu alal révolte sponsorisée du sunu alal ramassage de balles perdues du sunu alal lii sunu alal keroog ko ba wax nañu ko l'essentiel mooy ñu xam sunu responsabilité lan la
bu ñu jëlee ndigalam ba mu noppi